càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. maa ngi nuyu képp koo xam ni mi ngi topp E-Media SN di topp jumtukaay yi nga xam ni yëpp E-Media SN dañ koy jëfandikoo di topp émission yëpp rawatina di topp émission religieuse yi rawatina encore di topp émission bi te muy càmbar ci diine. su ko defee di nuyu techniciens yi ñu nekk ci xarala bi ba Samba bu moo fi nekk tey ak jeune caméraman yi ak ñi nga xam ne yëpp ñu ngi ci côté technique bi di ci góorgóorlu farlu ci loolu ngir ngeen mën a jot émission bi ci condition yu baax. ñu ngi leen di ñaanal yàlla tawfiq di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp fu ngeen mën a nekk ci àddina bi wërngal këpp di seetaan càmbar ci diine moo xam Sénégal moo xam bitim réew di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. où que vous soyez, paix sur vous. bu ko defee sunu tomb bi ñuy waxtaanee tey suñu thème mooy ni ngeen ko gisee ci ñu affiché ko ci caméra bi mu rafet lool neex a lire nii muy loi qui protège ou loi liberticide. kon loolu mooy suñu thème yaakaar naa ni thème bi sénégalais yëpp fi mu nekk nii yittewoo nañ ko ku ci nekk yaa ngi ciy wax. moo xam am na ñoo ciy waxal moo xam am na loo ci xalaat toog sa biir néeg moo xam yaa ngi ciy bind mais thème bi mën nañu wax ne ça ne laisse personne indifférent fi réew mi toll tey mooy loi bi ñu voté fan yi nga xam ni dafa jokk ci loi boo xam ni voté woon nañ ko 2016 wala 2017 am yuñ ci yokk wala yuñ ci wàññi yooyu yëpp du ma ci sori dana feeñ ci biir waxtaan bi parce que ñi ma invité topp nañ ko xam nañ li ci nekk dinañ ci joxe seen jàngat. kon loi qui protège ou loi liberticide loi bi ndax loi la boo xam ne dafa jóg ngir aar askan bi ci xeetu fitna bu mën a doon li ñuy tuddee ay association de malfaiteurs trouble à l'ordre public yàq faat gaañ nit et cetera ba dugal ci sax terrorisme artu ay nit et cetera et cetera. est-ce que kon loi bi dafa jóg gouvernement bi de man dama am responsabilité aar askan bi kon foog ma teg ay loi rawatina fan yi dafa am lu xewoon fii ci mois de mars mu am fi ñetti fan yu tàng jër am na bakkan yu fi rot ak yeneen yu fi xew est-ce que gouvernement bi kon dafa war a toog seetaan daal ne mën na am loolu dootu fi xewaat wala est-ce que gouvernement bi kon am na sañ-sañ ci ne xaaral ma teg ay loi yoo xam ni mën na aar askan bi ci wàllu boobu kon xëy na loi qui protège xëy na loolu lañ ci wund mais am na beneen wàll mooy am na ñu jàngat loi bi moo xam ñi nekk ci ñu tuddee l'opposition en particulier l'opposition parlementaire ñi nekk ci assemblée nationale ak beneen wàll bi ci opposition bi ak tam société civile de façon large yoo xam ni jàngat nañ loi bi am na ñu gis ne c'est une loi liberticide maanaam ci tënk kon mooy loi boo xam ni dafa bëgg a tënk askan bi rawatina ñi nga xam ni dañuy jooyante ci kujje politique bi ak ñoo xam ni nit ñi dañuy di déglu te nguur dafa mel ne bëggul lu mel noonu ñu bëgg nag léegi ndar kepp nit ñi dànkaafu leen tënk leen ba ci turu dañuy aar askan bi ci affaire ay violence ak ay terrorisme ñooñu dootuñ mën a am kaddu dootuñu sañ def ay manifestation pacifique et cetera parce que lu ndaw loo def rek mën nañ indi loi bi dana yaa def nangam yaa woote nangam ba yàqu am ci wala ñu gaañ ci nit et cetera. kon ci tënk loolu mooy suñu thème bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee ak yéen ci càmbar ci diine bu tey bi kan moo ñu koy faram-fàcceel càmbaral ñu ko. ki ci njëkk mu nekk à ma droite mooy Malick Diop ma koy remercier bu baax a baax di ko gërëm di ko sant mu nekk ku am jaar-jaar ci lépp lu jëm ci wàllu société civile rawatina moom mooy coordonnateur jawrin ci plateforme des acteurs non étatiques muy kuréel boo xam ne dafa ëmb ay yeneen kuréel yu bëree bëri mu koy coordonné loolu doo ko mën bu fekkee amoo jaar-jaar am njàng amit taxawaay boo am ci sa réew ni muy doxee rawatina ci wàllu jongante ci wàllu politique ba pare tamit mu nekk membre bu actif ci benn plateforme citoyenne bu ñuy wax jàmmi réew mi wax dëgg yàlla tur bi rafet na te yooyu yëpp mooy wane ni kon ku bëgg jàmm ci réew mi foog ngay xool lii xew ba li nar a indi fitna ak yu mel nag nga ne te ngeen def ndànk te ngeen ko tegee nii te
comme bokkul ci kuddi politique bi mën na am gisin boo xam ni mën na gën a féete ñaaxanaay kon Malick Diop maa ngi lay remercier bu baax a baax keneen ki du fi gan Malick Diop je crois que c'est la première fois ma invité ko ci càmbar ci diine waaw koy très bien kon kontaan naa si loolu kontaan nga ñëw tabarakallah oustaz imam Mokhtar Kébé gëstukat la xam nga Sénégal dañu foog ni li ñuy wax ay sciences politiques ak relation internationale ak yu mel noonu dañu foog ne ci tubaab rek lañ ko mën a jàngee wala ci anglais te fekk mën nañ ko jàngee tam ci arab jàng nag ba géeju ci ba jàng ci ba Soudan day fekkee bërëb yooyu colloques internationaux yi ci wàll boobu ci jànginu l'islam avec les sciences de l'islam nekk na tamit imam nekk président rassemblement islamique du Sénégal nekk aussi membre actif ci le cadre unitaire boobu nga xam ni kuréel la bu nit ñi wormaal mu am yu bëri yu muy lijjanti ci réew mi kon wax dëgg yàlla ma leen di gërëm di ko gërëm moom tamit ci teewam Malick Diop ma jox la nga nuyoo boo paree ma jox oustaz Mokhtar Kébé. asalaamaaleykum. maa ngi lay nuyu di la ziar di wax sama bégte pour ci émission bi ndax émission bu nuy suivre la mais comme ni nga ko waxee aussi am nañu ay espace yu bëri yoo xam ne dañ fay rencontrer di wàllu di liggéey nag lu am solo ci réew mi te ñu bëri xamuñu ko waaw ma mën ko seede tey ci lu bëri loo xam ni dafay apaiser dafay dalal dëkk bi ci xam-xam ak ci dal ci médiation ñu ci liggéey lu bëri nga ci jàppale lu bëri kon tey aussi moment la pour jaajëfal la ci sa liggéey te émission bi aussi prolongement parce que càmbar dafa am solo càmbar mooy waaw xool ku nekk fa nga toll ñu téye ko comme tame buy téye yu mag yi yu ndaw yi waaw ku nekk di balance voilà je pense que équilibre c'est important voilà que émission bi rek dafa wone sa taxawaay ci réew mi kon moo mën nañ di sant bu baax di gërëm sama oustaz Kébé maa ngi ziar baax Mokhtar waaw yàlla na nga yow tamit sa taxawaay rafet na waaw tey def naa lépp luñ ci mën jàng rek dana mën nekk loo xam ni au bénéfice des populations. tabarkallah jërëjëf Malick Diop ni nga ko waxee rek boo gisee ma préféré indi koo xam ni société civile parce que dama gis ne am na plateau yu bëri yoo xam ni ñu ma gën a xereñ ci wàllu jàngat bi ci wàllu politique ña nga fa di def émission yooyu ba pare woo fa ñooñu nga xam ni ñoo gën a nekk ci kujje politique bi wala nekk ci nguur gi moo tax ma ne woon man ci càmbar damay woo koo xam ni moom mi ngi ci société civile moom tam mu indi ñu beneen jàngat boo xam ni dina tax sénégalais yi gën a comprendre li xew lan la ak ku nekk xëy na fan nga war a teg sa tànk daal tabarakallah kon kontaan ci sa teew oustaz Mokhtar Kébé bismillah. alhamdulilah salaatu wasalaam ala rasulillah salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa barakatu. c'est imam Ahmad Mokhtar Kanté maa ngi lay delloo nuyoo di la ziyaara. di la jox sa wàccuwaay di la ndokkeel ci émission bi. jërëjëf di ñaan yàlla mu defal la ci tawféex. ba mu gën a law. amiin yaa rabbal aalamiin. di nuyu suñu mbokk professeur Malick Diop mi nga xam ne moom la ñu bokkal jotaay bi. di rafetlu aussi taxawaayam ci kuréel yi nga xam ne ci la nekk di yëngatu. di ñaan yëngatu yooyu yëpp yàlla na nekk loo xam ne day jëriñ askan wi. am ci sa ngërmande sunu boroom. di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne tàmm nañu taseeg ñoom ci émission bu am solo bi. su ko defee kon ñu dellu ci xarala bi dellu ci Massamba Mboup ñëwaat dugg nag ci biir ruq-ruqaat yi ak tomb waxtaan bi. gaaral bi. alhamdulilahi rabbil alamin Malick Diop ci yow laay commencé xam nga réew mu nekk dana soxla ñaari keno yi askan bi tegu ci su fekkee réew moo xam ni la dafa bëgg avancer dafa bëgg jëm ci kanam dafa bëgg jàmm dafa bëgg ñi bokk réew ma mën a di seq waxtaan di waxtaane njëriñu réew mi l'intérêt général et tout mooy mbiru sécurité ak tamit mbiru liberté loolu nag yomb naa wax mais gëstu bi dafay soxla ñu xam nan nga mën a lëkkalee loolu est-ce que réew mën na rek tegu ci keno sécurité bu leen def lii bu leen def lii bu leen def lii bu ko defee ñu tënk nit ñi ci wàllu liberté du ñu sañ a am association du ñu sañ a wax seen xalaat ci doxuñu réew mi et cetera wala réew dafa war a nekk tam réew moo xam ni dañuy jox nit ñi sañ-sañ bu ne daanaka
ku nekk deen sama droit lii la sama àqu yelleef lii la bàyyi ma manifester bàyyi ma wax sama xalaat mais nag askan bi kenn aaru leen maanaam ku mer ñëw fajal sa bopp wala toj yëfu nit wala artu nit et cetera ñaar yooyu nan lañ leen mën a boole est-ce que sax soxla nañu boole leen ci sa jàngat yow Malick Diop. jërëjëf imam li nga wax dafa am solo ndax da ngay jàpp ni xam nga lépp dañ koy delloo que ñun ay nit lañu te nit yàlla bi muy wax de dafa xamante ñu borom am xel yi. xam nga bàyyi ma yi. ñoom dañuy organiser wu nin leen ni nu mel. ku mën sa morom dóor. ku mën sa morom lekk. waaw nit nag ñun nag dañ nekk ci société boo xam ni dañu war a dañu joxante ay règles pour mën a dund ci suñu biir te ñaari paradigme yi wax dafa mel ne comme nit dafa am war a ñaari tànk benn bu ci manqué rek da ngay wut békki da ngay manqué kon sécurité bi ak liberté yi dañuy jàpp ni ñaari tànk la yoo xam ne nit ki da ci war a dox mu équilibré benn bën sutante ndax benn bu ci sutantee rek day indi handicap loolu mooy équilibre jeu d'équilibre nan la ñu mën a nekk dans une société ñu ñëpp ñu mën a ci dund respectante ormalante mais aussi kenn bañ a noot kenn kon muy jeu d'équilibre te jeu d'équilibre boobu société bi la société humaine dafa inventé li naan état de droit état de droit mooy que dañ jàpp ñu ñëpp pour ñu dund dañuy def droit yoon moo war a nekk ci kaw ndax nit su nekkee ci kaw rek day dem ak ba kanam loolu mooy indi dictature parce que lu ko neex lay def lu ko neex lay def mais su nee yoon bi moo nekk ci kaw muy état de droit donc ñu ñëpp dañuy kerlool ci yoon kon yoon boobu loi boobu dafa war a protéger donc dafa war a protéger individuellement ku nekk dafa war a protéger mais comme dañuy dund ci société il faut mu protéger aussi collectivement te nit ki pour mu dund ci société bi dafa soxla aussi ku ko aar ndax soo ko aarulee rek nit dana jóg dal ci kawam ku am doole dana mën dal ci kawam ku am alal dana ñëw dal ci kawam donc yooyu yëpp dañu war a am équilibre yoo xam ne dañ ko war a am ci société bi benn warul dem ak ci moroom kon loi dafa war a ñëw fondamentalement pour protéger nit da ko war a protéger ko ci bakkanam protéger ko ci alalam protéger ko ci déplacement protéger ko ci dundam. kon loolu te loi bi mooy ñu juboo ci ne sañ-sañ yi fii la yem. ku jéggi foofu yoon daan la. voilà à peu près mooy loolu mooy loi bi loolu mooy loi bi. ndax ci waxinu wolof quoi parce que souvent comme yéen sama français bi ngeen di utiliser ba nit ñi voilà dañuy jàpp ni suñu bàyyee nit ki rek ku nekk dem ak sa nafsu sa teyu bakkan dëkkin bi penc bi dana metti d'accord kon comme ku nekk nag foog nga bàyyi yow sa liberté dara keneen bàyyi ci liberté am dara keneen bàyyi ci liberté am dara mais ni nga koy bàyyee nag yoon moo koy organiser kon loolu mooy tax ñu mën a dund mu am liberté mu ne loi ak nga ne maintenant beneen gaam bi nga wax mooy liberté sud loi bi comme tënk rek liberté sud loi liberté sud dérive la dañuy jàpp ni mën na nekk ay yoon yoo xam ni ay sart yoo xam suñu ko tegee day brimer dafay wàññi doole day wàññi liberté nit ki wàññi ko ba nga xam ne moom tamit ni mu war a dundee ci biir société bi ak ni mu amee war a dundee ak kerru bakkanam dañ koy tànc tànc ba nga xam ni moom aussi sañ bi mu am dootu ko amati dootu ko am pour moom mais aussi dootu ko am ci biir société bi kon il faut que ñu am lecture boobu équilibre boobu muy ñaari tànk lañu imam nit pour mu dox correctement ñu xam ni kii détermine fokk tànk yi tolloo benn bu ci ëppante rek day indi laago te su ñu nee laago foo ngi indi beeke wala ngi dara pour mën a jafandiku kon loi dafa war am jeu d'équilibre boobu kenn kon c'est important ñu mën am loolu ci biir société moo tax nu ni Sénégal état de droit la état de droit mooy que ni ñun ñëpp dañu tënku ci yoon ñu ñëpp a yem ci kanamu yoon ñëpp a yem ci yoon loolu moo nekk ci charte mooy charte ci yoon bi état de droit la amul kenn koo xam ni war na la mën a juger wala mën na tënk loo xam ni yoon prévoir ko
te daan dugg léegi ci droit pénal parce que pénal lu mu prévoirul rek mu ngi ci àtte. waaw droit dafa définir c'est que droit pénal loo xam ni defuñu ko ci charte bi kenn mënu la ci àtte suñu nee par exemple dama jox kenn. suñu nee sàcc. baax na. ku sàcc kenn du la jàpp. il faut que ñu bind. ni sàcc baaxul. ku sàcc nii la lay daan nii la lay daan nii la lay daan. loolu mooy indi loi bi ba pare indi ñu naan code pénal bi ba pare indi code de procédure pénale bi yoon bi nii la. mais ni ngay jaarale yoon bi pour appliquer nii la. loolu mooy procédure bi. mooy procédure bi kon gis nga te moo tax parce que dafa am solo parce que. mais tamit il faut que li ñu wax ne njombe la ku ko def yoon dal ci sa kaw mais njombe boobu tamit. il faut ñu lu ma ko mën a waxee ñu leeral mooy lan maanaam ñu définir ko. ñu définir ko bu dul loolu ku nekk mën nga ñëw ne lii njombe la keneen na la du njombe. du njombe moo tax saa su nekk mooy droit pénal dafa war a nekk lu xam du leer. loo xam dañ ko war a bind mu leer parce que su leerulee rek moo tax juge dafay qualifier soo defee dara njombe. juge li mu njëkk def mooy da ngay xool njombe bi lan la. mooy la qualification. fan la tollool ci biir. fan la tolloo voilà code pénal bi. voilà yow li nga def nii. lan la tudd ci code bi. foog ñu qualifier ko su fekkee ne par exemple da nga sàcc wala nga ruuj. xam nga sàcc ak ruuj bu waxul. sàcc mooy que ni da ngay tëb jël koo xam ni ci gannaaw nit loolu. ruuj mooy nga ma xool la di daar ay yoon mooy escroquerie. xam nga yooyu yëpp xeetu jël alal jàmbur la. mais fokk nga ñu mën ko qualifier. donc fokk ñu qualifier ko. moo tax nga jël vidéo nit. yëgu ko. nga partagé ko ci réseau yi par exemple voilà waaw loolu yëpp am na nu mu tudd. yooyu yëpp am na lu mu tudd. donc il faut que par exemple ñu am moo tax droit pénal comme dafay moom mooy wàññi liberté nit. te principe bi mooy nit ki dafa libre. danaa nit ki kenn mënu ko xañ. mais pour nga xañ ko foog mu xam moom lan nga koy xañ. moo tax droit pénal bi comme day ñëw ci liberté bi foog mu leer nañ point par point mu leer ni par exemple point bi lii la te soo xamee ni lii la. nan ngay jaare pour daan ko. mais kon tamit kon dinaa la jox après ñu gën a xóotal bu ñëwee ci point yooyu mais je crois que déjà li nga wax dafay wane tamit quelque part mooy que ni comme li nga waxee nit ki suñ ko xañee dara foog mu xam lu tax ñu xañ ko loolu lu tax ñu bëgg koo daan fii et cetera mais kon tey Sénégal fi ñu toll nii est-ce que xam-xam bi citoyen bi war a am justement par exemple ci droit pénal. ba xam ni lii njombe la lii moo la ciy fekk. te souvent dañ naan nul n'est censé ignorer la loi mais est-ce que liggéey boobu def nañ ko ba tey citoyens yi xam loolu wala dara day xew rek ñu ne non demal ci code pénal bi yaa def lii tooñ nga wala tooñuloo. waaw xam nga dañu nekk ci xam nga droit dafa teg li nga wax ni nul n'est censé ignorer la loi dañ xaw ma ñu koy wax ci wolof c'est-à-dire que dañ ko teg pour ngir yoon mën dem parce que kenn mënul wax ni xaw ma woon yoon. kenn mënul taxaw ci kanamu juge ci kanamu ni man xaw ma ko ndax dañ ma koy tere. su boobaa kenn du àtte kenn. xam nga ku ñëw rek nii man lii xaw ma ko ndax dañ ma koy tere kon su boobaa kenn du àtte kenn mais yoon pour mu mën a demal boppam. dañ ni ñëpp a ma xam. yoon dafa ni ma ñëpp a ma xam d'accord kenn mënul taxaw ni ma xamoo ma mais en réalité ñu bëri xamulu yoon mais pour yoon mën dem. comme état de droit la dañuy jàpp ni ñëpp a xam yoon. te tam dañuy jàpp ne ku am xel te nekk majeur. voilà mën nga laajte yoon mën nga laajte yoon. waaw kon day yomb trop nga ne xaw ma yoon dëgg d'accord kon su fekkee loolu nag mi ngi doog a leer ci voilà su ne mu tax yoon day teg ni dafay naan pour mu mën a dem. demal sam bopp ñëpp ma xam. postulat la ku ma gis rek xàmmee nga ma ndax soo ma xàmmeewul ëllëg soo taxawee da nga mën nga def li ngay def ba pare ni man xàmmeewu ma la kon su boobaa kenn du àtte kenn. kon loolu postulat la maintenant. liggéey bi ñu war a def nag mooy comme noonu la ñu mën demee il faut que mun a daan ci ñëw ci nan la ñuy appliquer loi yi nan la ñuy dëxëñi nan la ñuy créer loi. parce que loi dafa war a ñëw xool ñun suñuy relation suñuy interaction ñun nu ñuy dundee mu mun ko codifier. tënk ko lu nekk mu tuddee ko dara lu nekk mu tuddee ko dara. wax sanction bi mu am wax sanction bi mu am. léegi nag yooyu su amulee moo tax suñu koy sos dafa nekk loo xam di. dafa war a nekk consensus il faut que nit ñi d'accord parce que am na yoo xam ni ay questions yoo xam dafa central daan ci ñëw ci ñuy wax par extrémisme terrorisme ay questions sociétales la dëkk yu ngi dem yëpp dañ ciy toog waxtaan ci ndax ñun ñëpp d'accord ni pour ñu aar
suñu sécurité bi kenn mënu ko aar ñun ñëpp la war. comme ñun ñëpp la war nag il faut que war nañ ci toog d'accord ci yenn mbir yi. tabaarkalla rawatina loo xam ni daan bu metti moo la ci nar a fekk moo la ci war a maanaam tëj giiru dund wala ay fukki at loolu wax daal du lu woyof daal kon wax dëgg yàlla du ay benn nit rek ñoo war a tëju ci benn bureau rawatina sax dañoo am fu ñu far ci wàllu politique daal ne loi bi lañ teg daal loolu nga bëgg a wax voilà problème bi yëpp loolu sax xam nga problème mooy que ni soo ñëwee suñuy wax ci loi bi li nga am solo li am mooy que ni xam nga réew soo demee ba nga am ay problème de société terrorisme problème sociétal problème bu rëy la problème bu rëy la ñun ñëpp ci d'accord il faut que ñun ñëpp ñu taxaw ci parce que Sénégal dañ ko ceinturé li xaw Mali jommunu li doon Côte d'Ivoire ay année jommunu ak li jamono feneen jommunu dañuy wax laan waaw fii suñu maam yi ñu ñëpp a fi tëdd ñu baax mais fee tamit yonent yaa ngi fi tëdd ñu te ñoo ngi rey jot kon il faut que pas ñu arrêté yooyu wóorul de yooyu wóorul man saa wax waaw nanu maintenant su yooyu amee dañu war a mën a toog waxtaan ci ndax ki xam ka am Maka Koulibantang wala Tamba wala Ndar wala ñoo mën a aar seen sécurité pour ñu aar ñoom seen propre sécurité faut que ñu adhéré ci loi bi ñu gis ci seen bopp te fekk dañ leen boole ci waxtaan fekk dañ leen ci boole ci waxtaan d'accord ba nga xam ne tey suñu bëggee police su bëggee def dëgg rôle am muy force de défense yi il faut que mu am alliance ak communauté yi il faut que mu am alliance ak population yi mais su fekkee ni genre mbir yi dafa ñëw au lieu mu fédéré au lieu mu boole ñëpp ci mbir mi ñëpp sentir ni kat lii suñu mbir la mu indi clivage bi ñii di xëcc fii ñii di xëcc fii ñii naan ñoo ngi koy attaqué ba nga amul consensus am ñoo xam ne dañu jàpp ne ñi nekk ci nguur gi ñoo bëgg a ràccal seen bopp rek quoi mais du pour askan bi loolu bu amee rek yooyu su amulee day doy waar day doy waar c'est que il faut que ñu mën a jàng ci gouvernance nan la ñu mën a gérer suñu askan que yoon war na am mais moom moo war a mucc gis nga ni ñu koy bindee moo war a mucc dañ ko waxtaane ba ñëpp d'accord ci ñu d'accord ci dama joxe benn exemple xam nga depuis 81 imam am nañu loi contre le gaspillage waaw depuis 81 waaw maa ngi fàttaliku sax ñu doon naan dañuy commencé tënk léegi ngénte yeeg mariage yeeg yooyu voilà am benn waay bu leen ne nañ commencé ci ministre yi ñoom bu ñuy ngénte def leen neex ngeen bëgg yeneen citoyen maa ngi fàttaliku débat boobu débat la waaw mais après ñu bàyyi ko pourtant loi bi am na ba léegi d'accord ba léegi mi ngi existé mais kenn mosu ko appliqué parce que dafa nekk loo xam di amul consensus d'accord lu bokk dëppoo lu suñuy dund d'abord lu ñu tuddee gaspillage voilà kon aussi les mêmes problèmes mooy que ni su ne terrorisme lan mooy terrorisme est-ce que ñun forme terrorisme dina am ñun est-ce que forme terrorisme boobu la France am est-ce que forme boobu la Mali am est-ce que forme la Mali am léegi yaa ngi dégg benn débat ci élection France yi waa ji ñëwoon Rassemblement national ñëw gis assesseur bi nekk jigéen ku mbuuru gis naa ko ci presse bi gis nga débat boobu mu gedd xaw ma kii waaw mu nekk benn débat parce que warul muuru ñëw nekk ci bureau de vote bi mais ñooñu seen débat la donc ñoom dañuy tënk nañu tënkee ay terrorisme seen débat la mais est-ce que ñun débat yooyu war na ko mën transfuser indi ko non ñun peut-être am na yeneen forme yoo xam ne bu dee ñun Sénégal loolu gêné wuñu xam nga tey yow Makhtar Kébé yow amul benn citoyen boo xam tey booy dem voté ji fekk benn jigéen bu muuru tekki dina la gêner parce que du suñu culture du suñu problème donc xam nga il faut que ñu mën a contextualiser xool affaire terrorisme d'abord nan lañ ko c'est-à-dire que réalité yi nan la ñu mën ko dugal tabarkalla kon te d'ailleurs kon dinañ ñëwaat après d'ailleurs ci parce que ñi nga xam ne ñooy nguur gi te am sañ-sañ ci proposer loi loolu kenn du leen ko bañal non mais ñoom li ñu wax ne moom lañ ci yokk ak yooyu yëpp dañu ne lu nécessaire la extra loolu dañ ko gën a xóotal léegi mais vraiment kontaan loolu ci ni nga ubbee waxtaan bi ci ñaar yooyu nga xam ne mooy li ñu soxla ci société aar askan bi mais en même temps tam bañ a fatt nit ñi ak tënk seen liberté en même temps tam nga indi loo xam ne indi wu ma ko woon sama question sax mais nga indi ko te am solo nga indi sax aussi tuuti jàngale ci wàllu lan mooy droit pénal ak nu ñu ko war a tëralee ak waxtaan bi ñu war a def ci wàllu boobu ak tamit tenir compte suñu réew nan la tëddee ak lu fi xew
man pour man dama ne est-ce que émission bu yemoon foofu rek sax du nekk loo xam ne déjà mën a dimbale Sénégalais yi ci débat yi parce que débat bi moo am solo. du question kii mais mooy que tey ku fi déglu émission ba pare nga buñ ciy wax nga xam au moins. lii la ñuy wax. loolu c'est très important c'est très important. Oustaz Makhtar Kébé kon dégg nga Malick Diop même question bi laa lay delloo rek donc pour yow. Bien sûr analyse islamique bi dinaa ko xaar ci yow mooy justement question sécurité aar askan question tam sañ-sañ yi indi na ko état de droit xam nga am na ñoo xam da nga leen di dégg ñu naan état de droit àndul ak par exemple l'islam àndul ak charia parce que voilà am na ñoo xam tamit sax droit islamique ñoom li ñu ko jàppee mooy code pénal maanaam dagg loxo nangam et cetera ak fi Sénégal toll nii tey kon yow tamit ci wàllu boobu lan nga ciy indi comme jàngat ak histoire u l'islam droit islamique alquran référence yooyu yëpp ni lan nga mën a indil Sénégalais yi ci ay delluwaay ci wàllu boobu. waa xam nga bu dee li ñuy wax liberté ak sécurité daf di ñaar yoo xam ne yi benn bu ne dafa dépendre ci moroomam dañu duggante mais léeg-léeg ñu xuloo liberté mënu dox fu sécurité amul ndax bu yàggee day dugal ci li nga xam ne moom la ñu tudde anarchie lu neex waay def bu ñu duggee ba yeggee ci étape boobu alors bu boobaa dañuy ñàkk li nga xam ne mooy kaaraange gi kaaraange gi aussi jubluwaay la li ko tax a jóg mooy mu garantir condition yu li ñu wax ne liberté la ñu mën ko exercer dañuy créer condition ci bu ñu créer kaaraange ngir li ñu wax ne ñun li ñu d'accord ne lii moo di liberté loolu ñu créer ko condition yi nga xam ne ci lañ koy mën a doxale moo tax boo dellee ci l'islam benn bu ci ne daf ko def muy maqsad mooy lan mooy loo xam ne lii daf ciy tëral ay jumtuwaay yu bari ak ay àtte yu bari ngir finalité boobu mën a am mooy lu ñu tuddee kaaraange mën a am d'abord ci société bi kenn ku ci netam mën a yëngatu ci sa teeyu bakken loo bëgg a def ko nga xam ne loolu sax mën nga wax ne mooy essence su état di taxaw état li ko tax di taxaw mooy mu créer conditions yi moo tax ñu jox ko lépp jox ko sañ-sañu sax mu mën a fekk nit moom rek moo ko mën fekk nit toog nga boole ay loxoom yeew tekk ci barab boo xam ne bii dootu fa jóge ba faw wala ba fa waree jóge yoon wi moo ko fay jële nga xam ne yow ba nga koy def loolu yaa ngi koy def mu nekk lu yoonu lu légitime loolu état la nu ko jox parce que lan la ñu bëgg mooy mu garantir liberté yi mu garantir doomu aadama aussi mën a yëngatu ngir am lu mu dugal ci biiram nekk ci tranquille gis nga boo dee jàng alquran da ngay gis loolu ñu tudde al amnu toujours dama koy wax maam sunu Ibrahima bi muy ñaan ñaari ñaan yàlla musal ko ci bokkaale ñaan yàlla ko defal ko espace boo xam ne bi day naat yooyu yëpp bi mu koy ñaan mu ngi jiital loolu yàlla na ko yàlla defal ci espace bu ñu sécurisé wu mais nag bu ñu xaabaabalee ci sécurité xaabaabal ci boo deful ndànk day lafañal li nga xam ne mooy liberté yi donc équilibre boobu war a am diggante communauté bi ñu sàmm ko ak diggante communauté bi ñu jox ko yellam loolu mooy mandute mandute googu nag mooy li nga xam ne mooy tax état taxaw état de droit bi ñuy wax nii te léegi man toujours damay commencer di ci gën a xalaataat ndax suñu système yi ñoo ngi ci état de droit dëgg at yii di ñëw de débat boobu moo fi nekk il faut ñu poser ko est-ce que ñoo ngi ci état de droit dëgg wala ay état wu ay groupe la ñu ne yoo xam ne am nañu ay privilèges di tëral seen yoon nu ko bëgg man dama jàpp ne état yi il faut ñu delloowaat ko ci seeni borom ñu waxtaan ci état boo xam ne bi dañu koy delloowaat ci citoyen bi moom moomal ko boppam. kon su ma la déggee da nga jàpp ne yow da nga njort ne état yi ñu am en fait ay groupe yu am pexe wala am doole ñoom ñoo teg loxo ci état bi di ko jëfandikoo mais nekkul état boo xam ni
askan bi dëgg-dëgg. askan bi da ciy gis la ba fi loolu laa nekkal, loolu nga bëgg a wax. c'est-à-dire dafa am ay groupe mooy démocratie représentative bi am léegi nga xam ne ay nit ñoo am ay pexe créer ay kuréel créer ay appareil yooyu ay minorité ñoo ci ne minorité yi mën na nekk ay minorité intellectuelle mën na nekk ñoo xam ne ñi dañoo am koom-koomu àdduna mën na nekk ñoo xam ne ñi dañoo am influence ci wàllu diine de toutes les façons duñu askan wi léegi ñooñu ci jaar-jaar yi état de droit jaar et processus bi nga xam ne ci révolution française ba bi mu teere alors li ko taxoon jóg dañu ko ci génn li ko taxoon jóg mooy état bi ñu delloo ko askan bi di jëlal boppam li mu war a jël di wax yoon yi mu bëgg di wax kër yi mu bëgg di wax lan la bëgg ku ko tere ak ku ko terewul benn tere rek moo fi am boo xam ne bii kenn mënu ko bañ mooy tere borom bi mais bu fekkee ne nekkuñu ci tere borom bi mais tere waa penc mi moo war a am mais tere yii nuy tere nii est-ce que waa penc mi gis nañ ci seen bopp walla dafa am ñu ci am ay privilèges ñu jox leen jumtuwaay boobu ñu nekk ci di tere loo xam ne lii toujours day sàmm seen privilège man jàpp naa ne loolu problème la bu ñu war a poser bu baax a baax bu ko defee ñu xam ne lii nuy tere reflété na ñun li ñu jàpp ne dañ ko war tere xam nga tey temps yi yaa ngi gis càkkutéef ci ñu tere lii walla càkkutéef ci ñu yoonal lii ci loo xam ne lii am na ñu ko jàpp ne lu bon la am ñoo xam ne dañu ko jàpp ne lu normal la léegi nan la ñuy fexee ba créer équilibre boobu mooy mandité googu loolu muy wax ci code pénal loolu l'islam pur la mooy lu ñu tere rek texte bu précis moo ko war tere mooy lu ñuy wax alqat'iyya texte bi dafa précis dafa war a wóor na ci borom bi la jóge texte bi dafa war a wóor na ci lii lay wax ba nga xam ne du am ñaari baat moo tax loi bi buñ ci demee bokk na ci ay problème am daf ci bëri ay baat yoo xam ne baatu littérature la c'est-à-dire mun nga ko jox juróom-ñaar fukki prix te texte biy tere dafa war a am caractère boo xam ne bii la muy tere dana ko wax ci waxin woo xam ne bii mënul am leneen lu dul loolu moom la ñuy wax alqat'iyya ci l'islam nga xam ne day précis ñu ne lii la ñu bëgg a tere day précis ñu ne kii mooy ki ko tere donc liberté duñu ko bàyyi rek boyal ko waaye itam ñi nga xam ne ñoo yor yoon wi duñu leen jox doole joo xam ne ji moo ëpp doole askan bi ba nga xam ni mën nañu buddi askan bi di ko yóbbu foo xam ne fii neexul askan bi dañuy créer équilibre donc lu ci ëpp rek baaxul liberté bu ëppee daf ñuy yóbbu ci anarchie yëg-yëgu sécurité aussi ak conserver li nga xam ne mooy sa ay espace bu ëppee daf ñuy yóbbu ci li nga xam ne bu teeree ci dictature la ñu yóbbu même bu fekkee ne du bu benn nit mais dictature ay groupe te ñaar yëpp benn baaxu ci donc te loolu la loi ñëwoon di ko jéem a faj état aussi loolu la ñëwoon di ko jéem a faj mooy nit ki li nga xam ne baax la ci moom borom bi bind ko ci moom te mooy dafa moom boppam kenn yi lu fa kuddul boromam alors ñu fexe ba loolu continuer bu fekkee ne nag am na lu muy coopérer ak i mbokkam ci biir espace ci biir état ngir mu fel la ci yi nga xam ne ay sañ-sañam jox leen mais nañu fexe ba loolu ñuy fel nun ñëpp nu yëgandoo ne lii la ñu fel la ci sunuy liberté dénk ko état bi mu organiser ko utal ko ay jumtuwaay utal ko ay atte yoo xam ne ku ñëw di nga xam ne lii la ñu tere waa penc mi yëg na ñoom loolu la ñu tere bari na lu nu fi tere wala lu nu fi yoonal loo xam ne lii boo génne woon ci benn espace ci penc mi nga ne leen lii seen yoonu réew daf ko yoonal ñu weddi ko lii seen yoonu réew daf ko tere ñu weddi ko parce que reflété wul dara ci seeni valeur reflété wul dara ci seeni jaar-jaar alors loolu jàpp naa ne ay mbir la yoo xam ne yu ñu war a corriger la mooy loi bi ñu delloosiwaat ko ci penc mi moomal ko boppam muy reflété jaar-jaaram di refléter ay valeur am di refléter li mu gëm bu boobaa ñu ne ñun kat loi bi dinañ ko jox sunu lépp
ba mu xañ ñu yi nga xam ne ñun ñoo nangu mu xañ ñu ko bu ñu xam ne liberté yi fii la yem bu ko defee mu ñuy teg yi nga xam ne ay tegandaay la ñu xam ne loolu ñoo ko jox sañ-sañu mu mën ñu teg tegandaay yooyu mais bu dul loolu rek dañuy fal buur boo xam ne alors day nekk buur ci benn jumtuwaayu état yu moderne yi tabarakallah waaw kon mën na nekk buur ci jëfam waaye nag di woote woo état de droit ak démocratie loolu indi benn salfaañoo boo xam ni dina xaw a doy waar tabarakallah kontaan naa trop ci ni ngeen ubbee waxtaan bi jàngat bi Malick Diop ma dellu si waat léegi nag ñu ñëw nag jàngat loi bi ci boppam loi bi passé déjà 2017 2016 amoon na benn loi bii ñëw am yum ci yokk yaatal ko aussi da ngay xaw a sentir ne même gouvernement bi nga xam ni moo voté loi bi ak majorité bi mu am ci assemblée nationale bi yéen a ngi seetlu ne waxuma majorité mécanique parce que loolu dafa am waxu ñenn la ci kujje politique te du ma leen topp ci wax boobu mais damay wax ne daal majorité moo ko voté léegi loolu sax majorité mécanique am na sax fu ma prévoir ne buñ ci ñëwee ñu waxtaan ci mais dañu génn biñ ko voté ba pare rek déjà coow li ci amoon nga gis ministre de la justice ci boppam indiwaat ay leeral ci benn communiqué après nga gis président de la république ci boppam sax moom tam am lu mu leeralaat après ministre de l'intérieur am lu mu leeralaat ba mu yàgg ma ne waaw bu fekkee loi bi leer na leeralaat yëpp ñuy indi encore ça veut dire que kon am na benn genre malaise bu xaw a am mais léegi alaa kulli xaal léegi Malick Diop léegi dama lay laaj bi nga toppee loi bi jàngat ko lan nga gis ci ne loi bi ni ñu ko mën a waxee ci tubaab ça pose problème maanaam moo xam ci defin bi moo xam ci lu mu wund maanaam contenu bi ak tam conséquences yu mën a am ak tey jii réew mi fu mu toll est-ce que nit ñi ils sont à l'aise avec cette loi lan nga mën a indi foofu. waaw xam nga comme ni nga waxee rek parce que man dama jàppoon ni effort bi ñu def juste après élection bi vote bi. muy communiqué. ministre de l'intérieur. da génn ci wax expliquer lu bëri. communiqué ministère de la justice démb mi ngi woon ci benn télé. dina 2 heures de temps. pour def benn explication de texte. voilà xam nga président génn na fi man pour yooyu dafay nekk loolu danaan jaan bi dem na ñuy dóor ca watat ba. xam nga yooyu dafa da nga xam ne ay précaution la dañ ko war a def avant. c'est que su ñu ko defoon avant peut-être débat yëpp du am mooy que ni génn teel wax ni kat ñun am na lu bébét modifier loi bi lii moo tax. kon yow nanguloo leen kon da nga bokk ci ñi nga xam ni ci jàngkat yi nga xam ni nanguloo leen wala bokk tollul ñoom fi ñu ko bëgg a tollale ba tuddee ko procédure d'urgence. non xam nga procédure xam nga loolu mooy problème. lañ ko baral xam nga loolu mooy problème amul benn c'est-à-dire que gis nga même su nekkoon procédure d'urgence. mais nañ ko waxtaanee avant. c'est-à-dire que débat li ñu def lépp di. maanaam waxtaan xaj na ci biir urgence bi daal xaj na ci biir urgence parce que ñoom urgence la ñu làqatoo ba wax. non xaj mënuñ fi woon waxtaan daal. voilà xaj na fi parce que section bi dafay tëj mais session day ibbiwaat dans 3 mois. ah d'accord. kon c'est-à-dire que voilà kon amoon nañu temps toog waxtaan c'est-à-dire que xam nga soo jëlee mooy tey yenn loi yi dañ koy poser sur la table comme ni ko imam waxee. pour penc bi la dañ koy teg ci penc bi ñun ñoom ñoo am sañ-sañ dugal projet de loi. am nañ sañ-sañ bi am nañ sañ-sañ bi mais sañ-sañ bi ñun ñoo leen ko jox. dëgg la c'est que bu ñu fàtte loolu c'est que sañ-sañ bi ñun ñoo leen ko jox kon te sañ-sañ bi ñoom dañuy délibérer à notre nom li suñuy wax nag suñuy jëf à notre nom il faut que ñu mën a am réflexe comme ni ko sëñ Ibrahima di delloowaat baat bi askan bi. may nopp leen. neen lan moo tere c'est que li ñu def ni am nañu yoon benn bi mooy que ni dana war a dëppoo suñuy procédure suñuy code. ak suñu engagement yi ñu jël. waaw convention yi. c'est tout à fait normal. lii la ñu bëgg changer on met ça sur la table su boobaa nit ñi daañu ci wax. et que aussi du ñoom rek parce que aussi opposition bi aussi daf ci am responsabilité même lu mu nekk procédure d'urgence débat bi lii def nañ ko en commission
ba ñuy def débat bi ci commission bi ñoom fu mu nekkoon. opposition parlementaire bi waaw. fan la nekkoon duñu toog ba ay xaaju guddi ñu xam ne suba lañ koy voté ñu bëgg a amati toute la population même si ñoom yëgunu ni vu ni connu que affaire dafa jóge ci kaw asamaan rek daanu. non parce que loolu tam problème la mooy que ay député yu nekk opposition parlementaire di boycotter session. c'est ça le problème. te yore kaddu askan bi am loolu yore tam kaddu problème askan la bi. dañ ko war a wax donc aussi. c'est-à-dire que yooyu aussi dañ ko war a wax c'est-à-dire que ñun suñu responsabilité mooy aussi su gouvernement bi defee loo xam ni parce que moom moo am responsabilité. on le met devant ses responsabilités. mais aussi opposition yi dana am responsabilité. ñoom ñoo war a aussi. waaw teew ci teel alerter nit ñi. mais duñu toog ba muy ay xaaji guddi ñuy woote ay conférence de presse ak. mais fa la nekkoon. donc c'est des questions yoo xam ne aussi il faut que ñu bañ a politiser mbir mi. def affaire politicien. il faut que ku nekk am sa responsabilité parce que liberté li nga sëñ bi ak responsabilité ñoo ànd. liberté ak responsabilité donc loolu ci jëfin bi la donc nanu am habitude je pense que là damay koy wax baax gouvernement di déglu askan bi am nay question yoo xam ne mbir yoo xam ne dafa soxla penc bi nañ ko teg ci penc bi extrémisme terrorisme affaire u penc la amul benn police ci monde bi bu mën a lutter contre le terrorisme amul ak loo am mini armée mënu kon problème mu population la d'abord kon il faut ñu associer lañ si teg ko ci penc bi kon loolu mooy ci doxin bi procédure bi yàkkamte bi mais aussi responsabilité opposition bi responsabilité aussi état bi opposition bi fi am responsabilité man pour man c'est-à-dire que on aurait dû alerter bien et bientôt faire le job. d'accord mais léegi yow Malick Diop ci biir loolu d'accord kon pour yow déjà doxalin bi luñ ko bëgg a baral waruñu woon ñàkk waxtaan ak askan bi et cetera mais ci cadre boobu tey par exemple gouvernement bi effectivement bu ko waroon jaarale ci waxtaan ak askan bi yéen am ngeen ci expérience ban format ci nan la ko mënoon tëralee pour mën a am kàddu askan bi parce que loolu tam neex na wax mais est-ce que neex na jëfee est-ce que da ko waroon jaarale ci dialogue national politique wala dafa waroon créer benn dialogue spécial ci loi boobu yéen ci am expérience. parce que loolu tamit ku amul expérience doo xam ni ñu ko war a defee. waaw xam nga même du question lépp la ñuy waxtaan xam nga forme waxtaan dafa bëri. voilà. kenn wax nga ñëw teg lan ngeen ci xalaat non. mais mën nañ def par exemple. comme partout ce qui se passe fii xam lépp. que ni man gouvernement ni am naa projet de modification. loi bi temps. lii la mën nañ def benn communiqué bien avant. waaw. suñ ko defee. mais nit ñi du ñëpp a intéressé mais am ñi ci intéressé wu. daan ci mën a xool. d'accord yéen ngeen def ci débat. débat bi mënoon nañu ko def avant. waaw. xam nga suñ ko mënoon j'en suis sûr que suñ ko defoon am débat bi avant ñuy voter yow daa mën a jël loi bi. projet de loi bi teg ka ñu def débat bi. pas après mais avant. waaw. xam nga nit ñi wax li seen xalaat si ñu dégg. après les choses avancent. c'est ça c'est-à-dire que foog ñu am gouvernance démocratique boobu. man sax damay faral di def sama page Facebook damay indi loolu. wax gars yi lu ngeen ci xalaat après def benn synthèse. ñoom ñu gis ko. ñoom tamit mu nekk benn forme contribution. d'accord kon ñoom bii pas quelque part daal. n'ont pas demandé la contribution de gouvernance yooyu lañu war a changer lan war que ni par exemple am na yoo xam ne. maa nekk ci nguur gi maa nekk ci nguur rek damay ñëw forcer dem. c'est que loolu la war a bàyyi man lan jox san sa gis nga. nu jox la cër nga jël cër yëpp ab dof la cër lu jox la lépp nga ni maa ko moom aaki moo ko rek yow donc c'est-à-dire que aussi nit bu soo amee cër yaa responsabilité bi da nga am responsabilité de décision doon def débat yi teg ko Imam Kanté xool débat bi avant def ko ci Facebook am xool lu mu ci xalaat ñeneen ñi discuter yi ñu waxtaan ci ce qui fait que par exemple même su jàllee assemblée nit ñi daan xam ne ñoom wax nañu mais devant un fait accompli yooyu lañu war a bàyyi ci ay débats yoo xam ne aussi sensible que ça maintenant loolu moo indi d'abord suspicion parce que dañu nekk ci réew moo xam ni wóolante amu fi réew gouvernement bi su jëlee initiative mu jël ñu ni am na lu nekk ci gannaaw c'est que wóolante moo am nit nag da nga fii loolu moom métti ci gouvernement tam ne opposition bi elle est de mauvaise foi. temps yi moom loolu la ñuy wax. voilà moo xew temps yi. elle est de mauvaise foi. kii su waxee. dañu bëgg a manipuler peuple bi donc c'est-à-dire que dañu nekk ci
benn climat opposition bi ne da ngeen bëgg a jaay doole. de suspicion bon loolu moom. de mauvaise foi de tous les côtés nag. léegi ku wax sax yow même imam sax soo waxee. ñooy xool imam bi fan lay daaneel. waaw su waxee ñu am fu ko dugal. waaw donc société bi moom mel noonu. et je pense il faut que ñu mën a am dépassement boobu nit ko war nga mën a wax. tant que loolu mi ngi am duñu mën a am consensus national ci yenn questions yi daal. duñu mën a am consensus. te waxtaan du mën a am parce que ku nekk da nga am fu la dugal. gouvernement bi lu mu jël opposition bi ni baaxul sànni ci opposition bi critique bu mu wax ñu ko defee mauvaise foi demul et cetera. mais Malick Diop en même temps aussi gouvernement bi léeg-léeg mu woote waxtaan comme par exemple boo xoolee dialogue national bi ak dialogue politique bi mais nga gis opposition bi peut-être du ñëpp am ñu ne deewuma est-ce que loolu tamit nekkul position bu xaw a radical entre guillemets parce que bu fekkee fu ñu wootee waxtaan nga ne deewuma suñu ne leen lu tax demoo nga ne parce que déjà les dés sont pipés maanaam lañ bëgg a def la ñuy def dañuy woo rek pour di ñu fontoo mais est-ce que tamit loolu tamit doy na parce que loolu tam tant que mi ngi am mooy li xew ni mooy gouvernement tam ne woote woon naa waxtaan ñëwuñu président Macky Sall dégg naa muy wax lu mel noonu ba mu yàgg ma ne pourtant xaw na wax nag luy dëgg ah parce que dafa ni ben dialogue yi ngeen di wax man woote naa ko opposition bi gedd lu ngeen bëgg ma def mënu ma leen forcer ñu ñëw opposition bi tam nee na ñun duñ dem parce que ni mu koy waxee suñ fa demee tamit lu mu bëgg a def rek lay def xam nga loolu mooy yéen borom xel yi léegi nag du ngeen waxtaan pour réew mi avancer. xam nga waxtaan li ñu naan ci tubaab un dialogue sincère. c'est que waxtaan. dafa dëgg moo ko war a lal. man ni da kaay ñu waxtaan man nax la. xam nga loolu laay wax. xam nga ay mukallaf nga bëgg leen woo ci nax leen moom du yomb. xam nga loolu la c'est-à-dire que foog dañu war mën nga ko def benn yoon mais après. waaw te soo leen ko defee benn yoon sax après day métti. waxtaanu lëkk ak ñamala la ñuy moytu. waaw lu waxtaanu bukki ak ñamala. waaw gàddu paaka ci gannaaw naan kaa ñu waxtaan. xam nga ko c'est-à-dire que c'est dafay day poser ay problèmes il faut que ñu mën a wóolante suñu biir wóolante bi nag mooy que ni dañuy rafet njort mais suñuy rafet njort tamit il faut que ñu poser ay actes ay jëf yu leer pour wane ni pour rafet pour ñu njort bi. maanaam def luy mën a tax ñu wóolu la. voilà def loo xam ne war a mën a wóolante. d'accord donc loolu moo indi tey soo ko indee gis nga loi bi li ci am yëpp njort la. débat bi am yëpp ci loi bi. njort la. parce que aussi dañu jóge ci ay événements mars bi. waaw yu métti. ku nekk tëkkonte te tëkkonte bi ba léegi mi ngi fi. suñu waxante dëgg tëkkonte bi ba léegi. affaire bi seddul de. tëkkonte bi ba léegi waaw. kii nee na lii lu ndaw mën na ko taalal. waaw kii nee na lii dootu fi amati. nañ ci yàlla du ma ko nangu dootuma ko nangooti. te. dogo ma la ma wax ko carrément parce que comme maay animé émission mais le président ak ñi mu àndal dañu wane carrément léegi ñun pare nañu. voilà ku fii jéemaat lii dinañu dal sa kaw ba nga xam. exactement ñele tamit wane ni beneen vague bu gën a metti mën na fi ñëw ma ne bu dee loolu la nag. discours yi man nag foofu laa demee def sama ñaar rakk toog sama kër nag. daal ne dañuy def ñaari rakk rek taxaw jàkkaarloo ñoom. parce que tëkkoonte bi ñun dañu war a def ñaari rakk aussi taakaar daal. waaw effectivement ñoom ñaar rek duñ leen bàyyi. d'accord. moomuñu réew mi ay pàcc lañ ci biir. voilà ñoom ñaar rek du leen bàyyi. d'accord il faut mu am ñetti beneen parti bu taxaw ni nag li mu leen jaral yéen seen ay privilèges da koy imam Fatou ngeen défendre seen ay privilèges. nguur bi di défendre ay privilèges am. opposition di défendre aussi ay futurs privilèges am. ñun ñu taxaw défendre suñu réew. donc il faut que loolu mën a am. mais ñu def ko ci dal ci yaru parce que soo xoolee. njort boobu moo am suñu génnee état bi taxaw na comme ni wax ni lii dootu amati lii ma dal dootu amati dem na toog na accuse jël na coup mais demul kawoo dem na wuti waat doole ramassé waat doole pour moom jàpp na téye na opposition bi aussi discours am gën na ko muscler gën na taxaw di muscler discours am waaw naan la loi du talon ku la mbét ka ku la xeex ka. te seetlu nga dara Malick Diop. mooy que ni ba mu tàngee ba tàng ñu ne na sëriñ si wax sëriñ si ñëw wax affaire yi sedd. mais seetlu nga dara fan yi kenn waxatul wax. sëriñ si ku nekk sa doole nga yore ne. pare naa pour xeex ma ne pare na kon suñu demee ba nga xam ne xeex nañu ba sonn ba bëgg ku leen àtte. après naan société civile ak sëriñ bi nañ ñëw wax mais instant yi ñoo ngi ci ring bi. c'est ça ñoo ngi ci ring bi donc il faut que suñu amee loolu nga ñëw xëy suba nga jàpp ni bi mbir mi amee
Imam Kébé li njëkk wax mooy ay terroristes ñooy ñëw ci biir. waaw le mot est sorti. waaw. mars le ministre de la justice ak ministre de l'intérieur tu as la déclaration ministre de l'intérieur bi mu def. ay doxandéem yu ñu fi indee ay doxandéem ay terroristes et cetera. donc ñoom dès mars terrorisme génn nga toog ñu indil benn loi en procédure d'urgence dugal la yoo xam ne 15 actes yoo xam ne certes mi ngi woon ci code pénal bi. mais dañ ko gën a corser étendre ko mu am comme ni wax ni mu am mun na am interprétation élastique. yaatal ko boo xam ni 15 points yoo xam ni même su nekkoon ci loi bi tey dañ ko catégoriser mun a nekk ay actes de terrorisme. mun na war a nekk ay actes de terrorisme mais nekkul woon ay actes de terrorisme tey dañ ko ñun ériger ko mooy lu ñu doon wax léegi. ça peut être qualifié d'acte de terrorisme. je dis damay wax lu peu mën nañ ko. kon njort xam nga yooyu. dafay day gën indi jiixi jaaxa ci li mars bi mu amee nga génne waxu terrorisme ministre de l'intérieur waxu terrorisme mars avril mai juin nga ñëw génne. ak dugal benn tomb di nga ma wax aussi yow tamit sa bu dee ñaar ñetti sax yow yu la gën a frappé wu nga waxaale ma ko mais man am na benn bu ma ci frappé. dañuy faral di wax ne non loi bi daanaka liñ ci yokk sax amul solo nangam bu dee amul woon solo lu jar coow li yëpp nii ak procédure d'urgence déjà man loolu jaaxal na ma beneen bi mooy que li ñu tuddee léegi responsabilité morale loolu lu ma xaw a jaaxal la mais yéen jàngkat yéen a koy gën a xam parce que xam nga wax ni léegi maanaam boo wootee dara wala am ñoo doon waxtaanal après njombe am ci ñu toj ci bagaasu nit wala faat ci nit kon dañuy dellu ci ki nga xam ni moo ko woote mooy personne morale bi nangam ak sax ki nga xam ni yëgoon na ni dara bëgg naa xew te boolewul kooku man ba ma gisee ma ne waaye loolu kon ku nekk mën nañ la jàpp parce que mën nañ wax ne téléphoné nga sànq Imam Makhtar Kébé léegi nag après ñu gis Imam Makhtar Kébé place de l'Obélisque mu dal ci benn oto nit après ñu daal ne kon mook Imam Kanté kon ñoo préparé woon attentat pour dal ci oto nit jàpp ko mais est-ce que loolu tamit dañuy dem ba ni kooku mën dem ba topp ko ba jël ba saisir ay alalam waaw te buñ la jàppee ñu def ñu ndóol loolu nangu sa alal tëj la mais du lu woyof de du lu woyof moom mooy loolu mooy la ma c'est que dafa nekk dafa li inquiétant li jaaxle mooy comme ni na wax léegi Imaam wax na ko ci diine mi pénal dafa war a nekk lu leer. mais soo demee ba dugg ci ay prox ndool lu bëri loolu mooy problème bi. ba pare dolli ci gaajo ñëw ne la am na ñu fi nekk ay réseau dormant di bëgg a dem toji ji Touba ak Grand Yoff mais yooyu yëpp tamit soo ko indee. damay ragal ñu yeewu rek jàppale ne la ci réseau dormant yi nga xam nga fii da ngay jël xool ci nga loi bi même coup et blessure. waaw même coup et blessure volontaire. waaw prévu par les articles 294 298 yooyu sax mën na ko. qualifié de terrorisme. non non dina doy waar mën nañ ko. mën nañ ko xool mën nañ ko l'association. wala nga woote marche am benn xale bu génn ci marche bi dem toj oto nit ñu ne comme yow yaa woote marche bi yaay personne morale bi. mooy ñu jàppale yow. mooy les voies de fait xam nga voies de fait mooy ce qu'on appelle les violences de voie de fait. tey mën nga def benn maire mu am benn rumeur mu génn. mu am tey. loo xam ne trouble de l'ordre public lañ ko waroon jàppee léegi ñu jàppee ko terrorisme. te suñu nee terrorisme suñu ko ci qualifié mooy que ni à réclusion criminelle perpétuelle la. loolu moo ci doy waar. xam nga c'est ça. yoo xam nit ñi dañ ko daan def tous les jours mën na am ay faits tous les jours mën nga et puis c'est vrai c'est-à-dire que mën nga jàpp def marche def tey et sëñ Mansour Sy Djamil wax na ko bu que président Alassane bi mu téye xeer bi. téye xam nga parce que il était face. waaw jamono jooju bu ñu defoon loi bi ñoom ñëpp dañu ñëw jàpp kon waaw. institution mi ngi taxaw jàkkaarloo assemblée nationale. dëgg la. donc su boobaa c'est-à-dire que tey juge bi mën na ko qualifier def ko acte terrorisme. donc mën nga def organiser marche mu dégénéré wu ça peut arriver day arriver dans tous les trucs mais France ñaata yoon lay def marche di yàq. muy les gilets jaunes ak yu kenn xamul kenn. mais est-ce que dañ leen qualifier de terrorisme. ah déedéet kon. est-ce que dañ leen qualifier de terrorisme. ma jox la benn exemple France
am na ay xew-xew yoo xam ne xale yi dañuy génn di toj oto dañuy toj di lakk oto xaw ma ñaata mais ñoo ñëpp bu ñu la doon qualifié terroriste kon seen kaso yi dina fees ak mais c'est ça ñu tey tëj soo 20 jëloon 30 soo jëlee ci loi donte loolu ñun jubluwuñ ci ne dafa jaadu wala yu mel tey noonu soo jëloon mars li xew mars c'est pas pour défendre kenn mënul défendre li xew li ñu def waaw kenn personne mais xam nga société des fois dafay soxla des fois benn violence constructive c'est-à-dire que day soxla des fois mu metti pour nga mun tabax parce que finalement lu c'est-à-dire que ci biir difficulté ci biir tabax nga ni lay ci lay mbir mi di génn c'est dans la difficulté que jaillisse la facilité des fois ci fitna lay jaar ci fitna lay jaar des fois donc fitna mën na nekk moment yoo xam ni dañuy permettre ñu mën a reconstruire suñuy société mais mënul dëkk ci fitna mënul dëkk ci fitna. ñu ko war a jàngat mais ñu ko war a jàngat. mais jàngat bi ñu ci jàng du nii waru nekk jàngat boo xam ni da nga naan ku fi génn ci ma def la lii que tey qualification yi war a mën am yëpp ñu mën ko qualifier corser qualification jël fait yooyu yëpp 15 actes yi nga xam ne yooyu c'est des faits yoo xam ne amoon na mën na am fu ne nga mën ko substituer d'être qualifié en acte terroriste. loolu kon léegi su ma la déggee bu baax loi bi pour yow bokk na ci problème déjà procédure bi déjà yow jàpp nga ni ñàkk waxtaan ak askan bi déjà ci turu dañ koy baral déjà problème la. beneen problème bi mooy 15 actes fukki juróom njombe yoo xam ne léegi boo ko tuddee terrorisme mën nga cee jël alalu nit ki tëj ko ci diirum dund kooku beneen problème troisième problème mooy que affaire responsabilité morale maanaam nit ki woote loo xam ni jàmm la def par exemple benn marche wala conférence de presse ñu pare rek xale yi xaw a jàppante ñu toog ci oto jàmbur ñu ne kaay terroriste loolu pour yow kon ëppal nañu ci élargissement bi ni ko c'est que ni ñu ko taw bi élargir ko mu nekk koo xam mu nekk mën a nekk interprétation élastique ci yoo xam ni ay fait yoo xam mën na am ku nekk tey mën nga nekk potentiel loo organiser ñu mën la qualifier de terroriste. Tabarakallah mais kon Malick Diop balaa may ñëwaat ci Oustaz Mokhtar mais kon Malick Diop li ma mujjee gis avant may ñëw ci émission bi mooy que am na benn député su ma juumul Cheikh Bamba Dièye moo ko signé wax ne déposé nañ recours ci conseil constitutionnel lañ koy wala conseil constitutionnel pas cour suprême conseil constitutionnel voilà pour wan ko ni loi bi dëppoowul ak charte réew meeg yooyu kon peut-être pour yow loolu am na chance aboutir que ni conseil constitutionnel wax na effectivement yaatal beeg niñ ko fàttee trop ëpp na wala jàpp nga ni conseil constitutionnel nar na wax ne lii daal jar na ko ndax terrorisme dafa garaaw quoi. non xamuñu dana am conseil ban njort nga ci am dana am conseil xamu doo xam fu muy génne. waaw loolu moom ñii. waaw doo ba la neexee sax ñu ne on n'est pas compétent. voilà doo xam doo xam man ma jaaxal la doo xam fu yore loi réew naa je suis pas compétent. mais fii mënu déclarer compétent parce que loi la. loi bu ñu voté la. kon foog mu wax ci. non foog mu wax ci. déjà c'est ça ça c'est déjà bien. loi la parce que des fois député yi aussi dañuy dem conseil tout en sachant que ni. il va se déclarer incompétent parce que xam na ni lii c'est pas incompétent parce que aussi compétence su conseil constitutionnel c'est encadré. mais comme kii c'est une loi organique. d'accord loi boo xam mënuñ cee mandu. pour man foog ñu stabiliser. wala mooy wax mandu sax mënuñ cee jàpp seen njàmbur. mënuñ si jàpp parce que mandu mooy wax ci li nga jàpp ne mooy dëgg. xam nga wala dañuy jaawale yooyu leen say waaw. maintenant ci ban angle la parce que day privé. liberté et cetera mais li gën li am solo li mooy que ni ici yi ñu prévoir yëpp déjà am na ci code pénal bi. mais niveau bi mooy que ni. dañ ko. waaw dañ ko yëkkati. donc yaatal bi yaatal ak ko dugal ko responsabilité bi ak atte ko terrorisme d'accord voilà je pense que lii rek nit ñi bu ñu comprendre yi déjà ñu am base du débat bu leer quoi. c'est important atte ci terrorisme. waaw parce que c'est loolu rek moo ci changé parce que yii yëpp li nga xam am na déjà ci code bi mais soo ko doon def dañ lay atte comme xale yi bi leen jàppee. comme tribunal bu normal jàpp la atte la ni la waa li nga def sanctionné waa ñi la def gi mais fii dañu jàpp ni ku mën a def lii mën na dugg sa intention ni yow lan nga ci jublu woon. voilà am na fenn fu ñuy wax intentionnel maanaam te loolu moom jafe rek la dañuy dugg ni tu as l'intention amoon nga duggoon nga ci intention wu. pour def acte de terrorisme. donc tu vois xam nga loolu la c'est ça parce que intention bi. xam nga yow te tam Malick quelque part ma ñëw ci Imam Makhtar quelque part tam yërëm naa juge yi parce que tam Malick lu mel ni yow tey boo nekkoon juge lu mel ni est-ce que dina yomb buñ la indilee benn cas pour nga qualifier ko tëj nit ki wala bañ koo tëj du yomb
parce que imprécision bi ak yaatal beeg yu mel noonu ak intention nit keek xam nga intention. est-ce que loolu tam dina yombal liggéeyu juge yi. xam nga intention nit moom pour àtte ci intention. xam nga juge ak tam terme apologie. xam nga voilà maanaam yaa bëgg a dooleel dara. xam nga yooyu yëpp. surtout droit pénal ci ay fait la. fait la. ay fait c'est-à-dire que. mais intention du fait. intention du fait. nan nga ci mënul intention bon. mais kon gouvernement bu bees bi ma ne gouvernement bi kon gouvernement bi fi nekk nii est-ce que nekkuñu di inventer beneen code pénal parce que ñu mun ciy dugal intention. non moo tax soo xoolee dañ def définition bi. def intention bi après énumérer ay actes. bàyyi wat intention rapidement. voilà ça dañ def ci intention bi ci définition bi la ci article je pense ci article 279.1 bi. moom mooy définir. waaw terrorisme et après nag ñu énumérer la ñu wax la juróom fukk ak juróom. waaw actes yoo xam ni ñoom lañu jàpp lii mën na dugg ci acte terrorisme. d'accord te yooyu mooy li ko imam yooyu déjà amoon na ci code pénal bi. waaw ñoom nag nee nañ non il faut que ñu yaatal ko parce que convention internationale bi loolu la laaj beneen bi mooy li xew mars buñ ko yaatalee day tax kenn dootul am fit def loolu parce que di nga xam ni dañ la daanu terrorisme xam nga ñoom noonu lañ koy layalee. d'accord danañ ci ñëwaat opportunité xam nga tey peut-être mars su amul woon. événement mars yi su amul woon. te problème bi su ñëwee peut-être du am ampleur bii mais c'est que dafa am lu xew. ñu tëkkonte. ñu tëkkonte taxaw xam nga ni lu am luy dootu am acte boo posé rek da ngay jàpp ni da ngay prévoir ni lii su amee ma daan ma def leen lii. waaw loolu mooy problème bi kay parce que fu nekk nii kujje politique bi ñoom dañu jàpp ne gouvernement bi dafa bëgg a teg loi bi pour que ñoom léegi ku fi yëngatu ñu mën laa jàpp tëj ci turu loi bi gouvernement bi nag jàpp ne non comme li xewoon 3 mars presque humiliation la. mooy ñuy toj dëkk bi yëpp noonu pendant 3 jours. léegi ñun tamit il faut que ñu wan leen ni loolu du fi amaat. loolu yëpp xëy na waxtaan bi nga wax moom amu fi. mais li fi am mooy ñaari kuréel yuy tëkkonte. te loolu bon doy na waar. Imam Makhtar Kébé kon yow it jàngat bi donc loi bi ni nga ko gisee ñu jàngat ko nii yaatal bi ñu ko yaatal dugal ci sax intention mel na ni kon ñu ngi bëgg a fàtt yenn liberté yi est-ce que yow. tamit boobu jàngat nga ci am ak tamit analyse islamique bi mooy ci l'islam nguur boo bëggee teg loi lan moo war a nekk sa jubluwaay ci loi bi est-ce que mooy tañ ci ay nit waa kujje politique bi wala est-ce que da nga war a teg rek loi boo xam ni bu màndu la boo xam ni réew mi mën na cee dox daal. waaw dinaa dellu gannaaw ci ñaari yëf. mooy loi bi ci contexte bi mu ñëwee. xam nga ñun ñoo ngi ci. période boo xam ne bii mën nga wax ne de 2001 ba bi ñuy yëgsee ci Covid bi. agenda international bi moo doon xeex affaire terrorisme. waaw mais bi ñu ñëwee ci période Covid bi dañu ubbi xala wu bees xët bu bees. nga xam ne mën nga wax ne presque affaire terrorisme nekkatul. ci xolu yëngatu àdduna. noo ngi jëmoon ci ñaari yëf mooy nan la ñuy soxalewaat koomu àdduna nan la ñuy tabaxewaat nekkinu nit yi nga xam ne yooyu moo doon problème yi nga xam ne moo jur terrorisme affaire bedd la ci koom ak xatal nit ci koom ak tabax modèle social boo xam ne ñëpp gisuñ ci seen bopp ñu bëgg ko boole waa adduna bi ñu ñëwee ba ci Covid bi dafa mel ni dafa am bër bu amoon taxaw seetlu ci affaire terrorisme ci période boobu même bu fekkee ne ñun ci Afrique walla ci sunu dënd bi affaire baa ngi tàng fii mais ci Sénégal amul benn élément bu bees boo xam ne bi da ngay wax ne jar na parax-paraxe moo tax gis nga ci exposé de motifs yi gisuloo ci sax ci contexte bi nu wër lu waral ñu dem ci loi bu mel nii exposé de motifs bi lan mooy loi li ci gën a fondamental mooy harmoniser ak convention yi nga xam ne moom la ñu bokk ak waa adduna c'est-à-dire dañu bëgg rek suñu la te yooyu
daanaka mën nga wax ne mooy ci convention ju ak ci résolution 1373 bu 2001 bi nga xam ne loi yi ñëwaat ci wàllu terrorisme yi à peu près mën nga wax ne ak yenn convention yi ci la aju loolu la ñu wax ne dañu bëgg a def toilettage ngir harmoniser wu ak loolu à peu près loolu mooy li gën a rëy ci lay yi nga xam ne moo waral loi bi ñëw mais loolu amu ci lu yàkkamti ba tax ñu bañ ko waxtaane ñoo ngi wax ne opposition bi dañu ko waroon teel wax opposition bi du seen responsabilité ñu teel ko wax ki nga xam ne ñun moom la ñu dénk suñu kàddu mu nuy tabaxal ay loi mais moom moo nu war a wax ne nu yëg mu ne maa ngi leen di tabaxal loi sangam joxe détails yi comme ni ko Malick waxee léegi voilà wax ne am naa projet de loi lii mooy contenu bi fii la jëm orientation bi lii la beneen bi li tax mu grave mooy xam nga ñun affaire tourisme bi ñu koy tàmbali ci réew mi dañuy dem ay glissement ndànk-ndànk ay jàmbur lañu ko doon jéeñ ay gan boo jógee ci yenn dëkk yi daanaka ñu nga suspect ngay doon ba bu sa mbir laa leer ba mu yàgg ñu yóbbu ko ci nitu diine yi nitu lislaam yi jàkk sàngam boo fay bari tànk wala booy solo nàngam wala sa discours baatu jihaad sax boo koy tudd te nga xam ne jàngale diine la alors yooyu ñu ne ñooñu ñooy suspect yi ñu commencé woon sax di nañ contrôler xutba yi ONG islamique yi xoolal presque tëj nañu yëpp ci turu xeex bu te ci ay nit dugal leen ko sax te xam nga li ci grave mooy terrorisme bu ñu la ci téyee daanaka mën nga wax ne sa genn wàllu liberté dañ la ko xañ procédure ya du nekk procédure yu normal juge bi jëflante ak yow day am sañ-sañ yoo xam ne kenn même opinion bi du la teel a wallu parce que kii mooy ki ñu naroon a rey yàq voilà du opinion bi du la teel a wallu te opinion wallu koo xam ne ki dañu ko tuumaal dafa am solo léegi glissement boobu ñu jóge ci affaire u diine yi xala noppal sa jël même bu fekkee ne suñu mbokk mi le ministre Gadio moom borom nit ku am xel la ku xam ne kii ñaari bu waxee wax yu équilibré lay wax mais bu duggee ci question bi rek nga gis limitam waaw question bi kii na ko trop vraiment da ngay gis limitam de trop xam nga buy wax ne réew mi dañu ko menacé am na ñoo xam ne ñii nee nañu bu lan mooy sa argument am na ñaari waxambaane yoo xam ne yi 2017 dégg naa leen ci réseaux sociaux yi ñu ne alors tel ñoom ñu ngi préparé ngir ñëw dali Touba wala dali fële loolu nga bëgg ko def argument boo xam ne bii si ngay wax ne réew mi moo ngi ci joote alors loolu woyof na de trop léegi bi ñu jógee ci glissement boobu léegi fi ñu gën a dugg moo gën garaaw mooy képp koo xam ne kii am nga revendication sociale mën nga nekk un jour benn terroriste de circonstance c'est-à-dire circonstance mën na la def terroriste waaw c'est-à-dire mën nga dem ci benn marche walla nga woote ko rassemblement bi dégénéré te loolu boobu ba léegi mu ngi fi am bi ñu moomee suñu réew ba léegi di ñaa ngi def ay rassemblement di toj loolu jaaduwul. mais ñi nekk ci nguur gi fii dañ ko doon def. ñuy dégénéré ñoom ñëpp ni muy dégénéré alors bu ñu jëlee am na lu ko tere ci yoonu réew mi bu ñu la jëlee ci loolu ko tere ci yoonu réew mi ci lañ lay atte mu jeex mais ci situation bu bees bi ñu nekk nii alors loolu bi ñu lay atte ñu ngi lay atte ci circonstance bu bees bi mooy ci beneen ordre juridique boo xam ne bii affaire terroriste lay atte ak i procédure yu boppam ak coxortaayu boppam ak opinion boo xam ne bii sax day sot parce que day wax ne ku ñu atte ci façon boobu du mel alors glissement boobu ñu def ba nga xam ne léegi revendication syndicale wala revendication politique wala revendication citoyenne alors mën na la yóbbu ci terrain wu nga nekk terroriste ci suspect alors loolu da nga koy mën a gis ci loi bi te loolu la ñu wax ne amul ci réew mi urgence boobu c'est-à-dire réew mi am na doole ak ay cëslaay malgré que li ko wër ci sous-région bi lu ci bare ngi tàkk mais am na ay cëslaay
yoo xam ne yi may na ko mu sukkandiku ci ba régler loolu nga xam ne moom lay ragal te du jëm ci lu mel nii nga xam ne arab moom lay tuddee xamaalu awju, c'est-à-dire boo ko joxee suisse boo xam ne bu favorable la mën na ko tekkee nii nga jox ko kële mën na ko tekkee ne le te xaw ma trouble à l'ordre public bu grave. lu grave mooy lan. xam nga am na benn at am na benn jànq benn jigéen mook fukki nit ñoo àndoon ñuy def manifestation taal pneu ci tali bi ñu jàpp leen ne trouble à l'ordre public la mais léegi fi mu ne nii dañu ko qualifié yemuñ trouble à l'ordre public rek neexul wax ah waxuma laa nag ñu andiwaat ci beneen qualificatif ci gannaaw wax nga responsabilité morale bii nga xam ne yow bi ngay woote jàmm tax nga woote li nga mën a saytu mooy li nekk ci sa loxo ki nga xam ne mooy saytu lu génne ci sa loxo kooku moo am responsabilité aar nit ñi mais yow mi woote amuloo responsabilité aar nit ñi kii nga xam ne moom la surtout que sax loi bi li mu wax mooy boo wootee par exemple benn marche wala manifestation déclaré ko normalement ñoom dañu war a indi ay services de l'ordre di ko sécuriser et cetera te en général loolu bu amee dara du dégénérer aar nit ñi mais ci loi bi nu mu tëddee nii dafa mel ne léegi ñoom affaire boobu waxuñ ko sax affaire u indi force de l'ordre mais li ñu wax daal mooy bu lu bàyyeekoo foofu ci li nga woote am nga ci responsabilité morale am nga ci responsabilité alors loolu yooyu ay question la yoo xam ne yi ay préoccupation la yoo xam ne yi yu légitime la yoo xam ne yi nit ñi war nañ ko am surtout ci contexte yi ñu jógee nga xam ne bari na lu ñu jëfandikoo yoon ngir daan koo xam ne kii sa wëjj la ci dara et puis perception bi nit ñi am ci loi dafa am solo ci loi bi ndax moo koy jox doole moo koy jox adhésion te fii li gën a bari li ñu gis tey mooy affaire bi daanaka mën nga wax ne benn jumtuwaayu politique la bu ñu def ngir xoxatal aw nit ngir ñu am fu ñu yem walla ngir préparer situation boo xam ne bii mën na am bu ko defee ñu jaar ci dëgg ci te loolu lépp mënoon nañ ko moytu ni ñu ko mënoon a moytoo mooy lan mooy question terrorisme toujours dañuy wax ne bu ñu ko def question boo xam ne bii affaire sécurité kese la bu ñu ko def affaire boo xam ne bii affaire juriste la kese juridisme boo xam ne bii bu diis déedéet question terrorisme question bu social boo xam ne bii da nga koy delloo ci penc mi. kon Imam Mokhtar su ma la toppee day mel ni kon xam nga par exemple ci assemblée nationale am na benn femme députée bu wax loo xam ni bàyyi naa ci xel nii mais moom par exemple dafa ni su ma dégloo sama collègue yi fi nekk di wax dafa mel ni ñoom dara xewul woon fan yi au mois de mars. am na lu fi xewoon ñu toj fi ay bagages jàmbur am ñu fi faatu am ñu fi artu et cetera léegi nag kon gouvernement bi dafa war a banque ay loxoom rek daal ne dara xewul woon wala bokk li xewoon buñ ko nee atte comme ni ñu ko doon atte moom li mu wax mooy kon dafa woyof mooy fital nit ñi ba ñu sañ lu mel nii est-ce que argument bu tom nekkul lu ñu mën a dégg ci côté gouvernement bi mu tax mu ne naa taral loi bi ba tax nit ñi du ñu sañ a def dara en se disant que ni su ma defee la ma defoon keroog nga xam ni def naa ñetti fan kaso wala 1 mois génn bii pas leneen mën na ma ci fekk. loolu mooy li garaaw nag. xam nga li garaaw mooy lan. mooy terrorisme benn réalité la. boo xam ne bii moo ngi ci àdduna bi. nekk ci sous-région bi. nit ñi xam seeni procédure. xam seeni cible xam seeni jubluwaay. ñuy def li ñuy def. kenn d'accord wala ñu bari d'accord ñu ci nanguwuñu ko ñun d'accord ñu ci nanguwuñu ko dañu war a mobiliser suñu société ñëpp moo xam ñi nekk ci appareil état bi moo xam ñi nekk ci kujje gi moo xam ñi nga xam ne dañu yor seen kàddu moom seen bopp moo xam kilifteefu diine gi loolu lépp la ñu war a mobiliser ngir phénomène boobu nga xam ne réew mu dugg yàq ko nan la ñuy fexee ba gàttandu ko mais bu fekkee ne nag léegi phénomène boobu alors tënkuloo ko ba ñu xam ne lii la nga xam ne léegi da nga ko jox définition politique
moom laa doon wax fii ci glissement bi. c'est-à-dire léegi amatul définition. glissement bi lan moo koy andi situation ak contexte politique xam nga ci gannaaw la ñu doon wax comme que tubaab bi ñoom nitu diine yi lañ doon joxoñ foofu rek lañ doon xool léegi contexte politique bi li leen tiital mu ngi jóge ci ay groupement politique wala groupement yu citoyen wala ay activistes léegi ñooñu la ñu bëgg a qualifier seeni acte dugal ko fii te ay acte politique la yoo xam ne yii. te boo seetee Imam Mukhtar boo xoolee événement yu métti yooyu amoon mars boo seetee ba seet quelque part loi bi ci sama jàngat bu gàtt dafa mel ne xëy na bàyyiwuñu xel ci source bi feeñul ci loi bi après xëy na di nga ñëwaat parce que li taxoon mu xew je crois que lan la mooy que dafa am benn kilifa ci kujje politique bi bu am mbooloo boo xam ni dafa am lu mu séqante ak kenn ñu bëgg koo woo ci yoon léegi nag dëkk bi tàkk kooku ne dañ maa comploter pour bëgg ma jaay doole léegi tëj ma ñi mu àndal ak ñeneen génn daal ne lii du fi am ay jàppante am ci tënk daal dama bëgg a wax ne pour man kon dafa mel ne ñu bëri ci askan bi surtout ñi nga xam ne ñoo def njombe yi maanaam ñi génn xeex toj fii et cetera dañu jàpp ne te peut-être pour man source problème peut-être foofu la mooy que dañu jàpp ne waxuñu ne kii def na wala deful mais ñun lu ñu miin mooy que ni gouvernement bi ku ñu bëgg a jàpp dañ lay taqal dara jàpp la ba tudd ci Karim Wade ak Khalifa Sall kon est-ce que kon problème boobu peut-être est-ce que. waaw c'est-à-dire benn problème privé moo glissé wu ba ñëw nekk problème politique. waaw léegi problème politique boobu am yu mu jur. waaw problème politique yàgg na jur ay dégâts fii ci réew mi. yàgg na jur violence. mais kenn mësu ko àtte ci niveau affaire terrorisme la. délit la walla crime la. génnewul foofu. délit nga def boo xam ne bi yoon bi da koy tere. am na lu ko tere. mais kon léegi pour yéen état bi le fait que léegi mu yaatal ko nii tuddee ko crime tuddee ko terrorisme pour yéen kon lan mooy jubluwaay bi. non ñun du ñu àtte jubluwaay mais dañuy wax li mu mën a jur. c'est-à-dire jubluwaay bi mën na nekk def ñàkk def lecture bu baax. mën na nekk foo ci foofu politique man damaa ngi tooñ ñoom Diop man toujours damay wax ne man daal dama am problème ci luwaayu réew mi. xanaa gars yi da ngeen déggul français. toujours dama koy wax. mais loi bu ñu tëral mu andi coow ci réew mi mu ne wax nañu bàyyi français bi ñu koy bindee. di ko wax ci kàllaama yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko. bu ko defee ñëpp xam ne baat yi lii lay tekki. mais tant bu ñu ko bindee ci seen kàllaama tubaab bii mu jur loo xam ne lii kenn du ko mën a tekki. donc léegi problème bi am mooy loolu mooy seen intention du ñu bëgg a atte intention nit ñi. mais li nga xam ne moom ngay def comme lecture mooy mbir mi am na ndëgg sërëx gu ne ci biir. ndëgg sërëx gi nag lan la. parce que ndëgg sërëx gi moo waral procédure urgence bi. ndëgg sërëx bi moo waral kenn xamul woon lu ñu doon def. ndëgg sërëx gi moo waral 15 yi nga xam ne ay mbir la yoo xam ne ay fee la yoo xam ne yi dañu ko jëlee am na ci yoo xam ne yi ci situation bu normal daanaka mën nga waxtaan ak ki ngeen ko digaalee sax ngeen nuyoo mu ne la baal ma ak nga ne ko baal ma la ak nga jox kenn ku ne dem ci yoon mais su fee bu mel noonu nga jëlee ko ci situation boobu léegi dugal ko ci qualification terrorisme alors loolu c'est troublant ak lu ñu mën a wax te comme du lu woyof loo xam ne mën nañ la cee tëj sa giir dund loo xam ne mën nañ ci jël sa alal du lu woyof et la preuve Malick ma ñëwaat ci yow ñu imam looloo ci gën a néew mais daf lay détruire waaw daf lay détruire sa famille détruire sa famille yàq sa réew doo am avenir parce que foo romb ñu geesu la nekk yi la alors loolu mënoo ko. te foo romb boobu sax mooy boo génnee kaso. parce que déjà boo defee 10 ans 15 ans kaso. bon déjà voilà léegi nag loolu lu diise noonu. mënoo ko jël rek di ko woyofale ne ci qualification ci baat yoo xam ne alors. ñu ne bu fekkee ne da nga def contrainte état bi. ndeysaan loolu daf may fàttali xam naa anecdote la mais daf may fàttali rek attentat yi amoon Paris et cetera am na ci bu triste bu daw sama yaram mooy benn naar bu fa nekk marocain la xaw ma algérien boo xam ni ki def attentat bi dafa jaaroon këram 2 jours avant
fanaan fa xaw ma defi attentat bi moom mu ne bis boobu la mës a waa ji mës a ñëw këram mësu ko xamal affaire yooyu léegi nag après ñoom ñu qualifié ko ne moom complicité extra mais avocat bi tubaab la ku jigéen ki tubaab la française la mais dafa wax bay jooy presque dafa ni non dafa ni comme yéen foog ngeen am coupable foog ngeen am ku ngeen tëj pour français yi kontaan moo tax di ngeen tëj sama client mais xam ngeen ni laalewul ci affaire bi donc yu mel noonu mooy wane ni du lu woyof daal parce que kooku ñu ko war a tëj ñu daal ko tëj 20 ans ndax benn waay bu ñëw fanaan këram continuer def benn attentat et cetera kon xëy na loolu moo tax jar na waxtaanee moo tax d'ailleurs même ministre de la justice bi mu génnee def ay leeral dama ni attention kon problème am na parce que suñu nee par exemple musuñu tëj kenn fii jàppee ko terroriste parce que dafa def manifestation mu dégénéré ma ne man attention d'accord musuñ koo def ça veut pas dire que ni duñ ko defaat duñ ko def voilà rek ma dem balaa dem toog nag ma ne attention musuñ koo def ça veut pas dire que duñ ko def parce que loi bi mën na ko permettre léegi voilà ma ne attention problème bi boobu loi bi kenn bindewu ko nii c'est ça exact justement mais ñu ngi doon tëjee ci yeneen exactement loolu moom jaaxal moo tax bi ministre waxee loolu tam ma ne tiens ñoo ngi ci situation réglé wul problème bi musuñu tëj nit ci loolu ma ne mais léegi mën nañ tëj nit ñi ci loolu mën nañ ko ci tëj parce que ñoo ngi ci situation bu mën na ko qualifier mën na nga def benn qualifier que voie de fait kenn musu tëj nit par terrorisme mais ci loi bi mën nañ tëj kenn voie de fait par terrorisme ci qualification xam nga li nga wax ni mooy que ni xam nga su ministre génnee soo dégloo keroog xam nga moo tax député yi man pour man ils ne rendent pas service parce que ñoo gën a pendant 3 heures de temps soo doon déglu du xamoon nii fu ñuy teg seen tànk. da ngay jaxasoo de. da ngay jaxasoo parce que xamoo. ñoom est-ce que non. parce que xamoo ni dañoo réeral nit ñi. non dañuy gën réeral ñoom seen bopp dañoo réer ci affaire bi mais daal réeral nañ nit ñi. parce que xam nga problème parce que saagante bi tëkkonte bi ba pare ku nekk ci loi bi la nga cay wax boo ko vérifié da nga naan est-ce que loi bi may wax loolu la waaw man kay c'est ça c'est-à-dire que moo tax par exemple man moo tax ma mën am analyse u sorti le ministre de l'Intérieur le ministre de la Justice pour recadrer les choses effectivement parce que assemblée la fa xew keroog da nga naan ñii est-ce que loi bi la ñuy wax wala règlement de compte yi def wala leneen ak leneen député yi suñu ku génn rek gën a toj yax c'est-à-dire que xamul pour ñoom xamul. mais justement Malick 10 minutes moo ñu dese justement te dama 10 minutes yooyu dama ne je trouve que wax nañu bon du doy mukk mais wax nañ lu xaw a am solo surtout li gën a am solo mooy orienté ngeen Sénégalais yi ci nan lañu war a analyser lu mel ni ak lu indi coow li lan la je pense que loolu c'est vraiment important et c'est clair li ngeen ci wax léegi kon li ñu dese ci quelques minutes moo tax justement li ma préparoon moo doon ñu ñëw ci député parce que lii dafa am lu mu feeñal ci statut député ak député yi ni ñuy doxee ak li ñuy tuddee majorité mécanique et cetera mais au-delà de ça Malick kon léegi est-ce que problème bi posé wul mooy que tey jii maanaam ni ñuy élire député est-ce que suñu continuer noonu danañ am toujours député yoo xam ni danañ jouer rôle bi ñu war a jouer benn ñaareel ba te peut-être ñaar yooyu itam dafa lëkkaloo mooy profilu député maanaam kan moo war a nekk député maanaam ki jóg dem ci benn liste ne damaa bëgg a nekk député est-ce que xam na li ñuy xaar ci député mais tamit ñi ko voteel sànnil ko carte est-ce que ñoom tam xam nañ lu ñuy xaar ci député ma joxe benn exemple am na koo xam ne tey jii mi ngi voteel benn liste pour nit nekk député xam nga lu tax pour que parce que kooku dafa ne après naa jàppale sa doom bu dem jàngi wala naa nga est-ce que loolu mooy cëru député wala naa ko wutal bourse est-ce que loolu mooy cëru député kon ki dem voteel nit pour mu nekk député après nga koy xaar foofu ak député bi nga xam ne moom ci boppam tamit nee na man député wu président la wala que mu ñëw fa di nelaw wala que séance yu bëri du ñëw wala député opposition boo xam ne tam nga ñëw di boycotter ay séance te nga yore kàddu réew mi mais kon Malick problème mu mode d'élection actuellement ni ñuy élire député nga xam ne dañ koy dugal ci benn liste ku nekk liste bi nga bokk bu jàllee nga jàll nekk député ak tamit ñi leen di voteel est-ce que ñoom dinañ bàyyi xel kii ñuy voteel ci liste député élection législative est-ce que am na ni ñu koy waxee wàccuwaay bi loolu ci xalaat comme li nga xam nga keroog ci même laaj bi laay jox après Imam Makhtar ñu jeexale moi je pense que direct bi li ñu def keroog dafa wane carence limitu suñuy député muy lépp fépp nag muy limite député majorité comme opposition ndax franchement da nga man dama am kersa am rus ku jël ku wax rek da ngay bëgg ne doo bëgg lu fay sa télé non franchement mais tu es obligé di déglu di xool nii mais malheureusement aussi loolu mooy refléter société bi
parce que député yooyu kenn demul Zaïre ou Congo loué leen. fii ñun la ñun ñoo leen voté. malheureusement dañuy wax. mais sama bopp laa ciy gis. parce que dama naan ñii. mais effectivement il me représente. waaw. malheureusement donc li nga wax ni mooy que ni démocratie représentative moo am limite partout au monde. xoolal France dafa xew keroog. 68% d'abstention. waaw nit ñi gerte dañu gerte. parce que dañu jàpp ne ñi ñuy votel duñ taxawee liñ parce que voilà donc xam nga problème du question rek profil mën jàng mën non. pour man profil mooy que ni est-ce que kii mi ngi ci askan bi est-ce que mën na comprendre askanam lu muy dund mu mën ko jël porter ko pour yóbbu ko maintenant parce que soo xoolee muy am na fi ay députés yoo xam ne jànguñu woon. te tey foo leen tudd foo leen foo assemblée. foo leen waxee mais ñàkk ñu woon fayda. mais ñàkk voilà. loolu laa bëggoon loolu la. problème du question problème taxawaay la. problème taxawaay la. ndax ku jàngul tubaab jàng français jàng arabe jàng leneen. état d'esprit problème mu taxawaay la fulla ak fayda su sa taxawaay jotee matul nag ak lépp loo jàng nekkal ay agrégé am na fii imam am ñoo xam ne ay docteur ay agrégé mais suñu waxee nga xeeb leen. suñu jëfee nga xeeb leen. loolu moo tax man am na ñu ma doon waxtaanal fan yi man leen def leen attention ci affaire profil député. parce que su ngeen ko bëggee teg ci affaire njàng rek. ak yooyu du njàng voilà problème am na ñoo xam ne ñu jàng lañ mais keroog ba ñu waxee. da nga naan mais c'est ça. problème du nga xam ne dañoo far. wala que donc problème du question jàng problème mu taxawaay la problème culture la problème yar la ak problème fulla. Malick kon on n'est pas encore sorti de l'université. non parce que société bi gis nga ñooñu suñu élite bi c'est la société ñun la tey metti mais imam ñun la. kon suñu crise de valeur mooy feeñ. foofu mooy feeñ loolu ni société bi mel rek. nu mu nekk ci mbedd mi nii. noonu la ñu tànnee ay noonu la ñu tànnee. waaw mooy li ma donc ça koo xam ne yaa ngi voté koo xam ne yaa ngi xaaral mu jox sa doom bourse. xam kon kooku su demee daal de fekkewu ma session bi. wala kii kon xam kooku doo ko xas. donc parce que l'essentiel ne la lijjantil bourse sa doom. fondamentalement muy. mooy parce que nekk ci démocratie représentative fal nit mu fal la. il faut que ñu ñëw beaucoup plus une démocratie participative. nan la war a mën a gën a comme imam boole askan bi. ci processus de décision yi ci gox yi ci goxaat yi seen quartier même ci jàkka ji. justement Malick foofu la fu ma jox la benn ma may la benn 2 minutes foofu après 3 minutes yu ñu ngi dese ma joxe Imam Mokhtar mais justement foofu noonu laa doon waaj a ñëw parce que dama prévoir woon benn question boo xam ne dama ne déjà kon problème lu ñuy élire député yi problème la ak tamit problème profilu député yi mais yomb naa wax mais lu complexe la ni nga ko wane léegi nii mais léegi ñu ñëw tamit ci justement ki ñu xas ba def député quel que soit sax ni ñu ko élire ak profil bi mu am mais kooku est-ce que bu ñu ko xasee ba def député rek te dafa mel ni ñun loolu la ñuy gën a gis day mel ni léegi daal moom boppam di lijjanti ay yëfu boppam weer bu dee mu dem jël ndàmpaayam wut xaw ma nu ñu koy waxee carte diplomatique am wut kii na yooyu moom da koy toppatoo mais léegi dafa mel ne du am dara loo xam ni da koy lëkkaleeg askan bi maanaam ci di waxtaan ak ñoom est-ce que yow mës nga dégg benn député boo xam ni am na benn bërëb daal ak benn plateforme boo xam ni da ciy waxtaan ak askan bi pour wax leen ni nar nañ voté telle loi yéen lu ngeen xalaat xam nga moo tax li ma askan bi tamit askan ma ñëw ci beneen côté bi tam mooy askan bi tamit ñoom est-ce que am na lu ñu tëral pour mën di interpeller député yi su dara di xew est-ce que problème amul foofu aussi démocratie participative bi ngay am bi ngay wax est-ce que du war a jaar loolu foofu mooy démocratie participative tey par exemple muy député muy même pour opposition am na loi bi mais am na une semaine même sur des procédures d'urgence waaw même sur des procédures d'urgence nan la ñu fara waxtaan nan la mën def xool kii bi nan la jël bu loi terew leen ko parce que xam nga loi projet de loi su ñëwee ci loxo député bi rek mu ngi ci loxo askan bi parce que dañ ni kii mooy yore moom mooy mun nu jox loi bi askan bi ñëpp waaw mais su ñëwee ci loxo député bi député moo war a débrouiller pour waxtaan ak loi askan boobu bi ñëw ci askan bi te li lay wan ni mën na ko xam nga mooy lan dogguma la xam nga mooy lan mooy ba mu bëggee ñu élire ko doon na dem di waxtaan ak askan bi ba nu bëggee def conférence de presse day ñëw sa kër sax toog sa canapé waxtaan ak yow ba nu bëggee def conférence de presse dafa conférence de presse ci guddi gi et cetera mais dañu ko def pas pour askan bi mais dañu ko def pour ñoom pour seen bopp c'est ça qui est dommage que le gouvernant il fait des choses pour lui-même ñoom tamit il faut des choses pour eux-mêmes quand même suñuy wax doo ci dégg askan bi seen bopp lañ ciy gis tabaarkalla Malick mais je pense li nga ci wax quand même ku am xel xam na ne li nga junj
doy na pour borom xel benn minute conclusion rek léegi Imam Mokhtar Ndiaye pour yow surtout démocratie participative maanaam député bi nu mu war a gën a lëkkalee ay mbiram gën a mën a déglu askan bi tam nan lay interpeller député bi lan nga mën a tënk foofu noonu ci une minute. en tout cas député bi ñuy fal nii moom ci ni ñu koy fale moom. askan bi xëy na dañu koy nax naka kaay falal ñu ki ñu bëgg nga fal ko. mais benn liste boo xam ne bii 100 personnes a ci ne. xamuloo ci 10 personnes. nga bëgg a tànn liste boobu mooy xamuloo da ngay tànn. donc dañuy dellu ci laayu ñun suñu fondement wu suñu réew nan lay doxe bu ko defee ñu tabax assemblée boo xam ne daf ñuy représenté am na ay réew yoo xam ne yi dafay am ay assemblée yoo xam ne dañuy tànn nit ñi ci ay secteurs universitaires yi am nañu leen di woteel sëriñ si am nañu leen di woteel jigéen ñi am nañu leen di woteel par exemple loolu jar a bàyyi xel la par exemple am nañu leen di woteel day tax représentativité bi gën a tasaaroo ba pare xam ne nit ñi dinañu teew société bi dinañ teew bu ko defee liste majoritaire bi nga xam ne ci la nit ñi di làqu ñu dindi ko dem ci espace géographique yi nga xam ne nit ñi xamante nañu ñu tànn député yi bu ko defee député yi yow dem nga Maroc da ngay gis député boo xam ne bu xësee nekk député day am siège boo xam ne na muy demee assemblée nationale noonu lay ñëwee ci siège am nit ñi di ko fa fekk di wax ak ñoom li muy wax ak ñoom moom muy delloo di jàng ci nit ñi di delloowaat nit ñi mais fii li xew fii mooy dañu wax ne am na ñu représenté état bi noonu la tuddee système bi noonu la tuddee kenn mënu ci dara waaye gëw ma ne dinañu laaj li mais Imam Mokhtar Massamba mi ngi may signaler sànq ba tey mais même bu dee sax 30 secondes dama gis dimension boo xam ne c'est très important ñu bàyyi la ko quand même mooy que dimension spirituelle bi maanaam yore kàddu nit yore kàddu askan foo koy dugal loolu ci l'islam loolu lu woyof la lu laïque la wala ci wàllu l'islam la yore kàddu loolu lan la loolu moo mën nga ko dugal ci al amaana nga xam ne dañu la koy laaj c'est-à-dire nit koo xam ne nga xam nga bi ma lay jox suma kàddu la muy tekk mooy am na lu ma bëgg ku ko wax war nga jéem a xam lan la am na lu ma bañ ku ma ko defal war nga xam lu ko la am lu ñu diggale mooy charte mooy yow bi ngay ñëw da nga waxoon ne dama la fay toogal defal la lii defal la lii defal la lii defal lii loolu condition la boo xam ne daf ñu lié mais condition boobu pacte boobu kenn bu boo ko violé rek mooy li taxoon nga ñëw fi yàq nga ko. parce que te kon tamit yàlla mi ngi lay xaar parce que amaana la nga wax. waaw borom bi moom dépassé na rek diggante nit ak nit ci kaw suuf dépassé diggante nit ak nit mooy lu rëy la surtout li ci gën a grave mooy da ngay yaxal yoon te loolu borom bee ko moom. c'est-à-dire da ngay tabax ay loi te loolu borom yaa ngi fàttaliku kàddu suñu maam Abdou Aziz ga ci affaire tabax loi la jëmoon nit bu demee bay mën a wax ne def leen bàyyi leen li jaadu na li jaaduwul te loolu borom bi moom ko alors ki ñuy tabba di ko yóbbu foofu war na doon koo xam ne kii bu ko matul tam jige ko nga xam ne xëy na duñu am satisfaction ci moom ci lu ñu bëgg lépp ci conformité loi yi ak suñu gis-gis mais lu bon mu nekk loi yoo xam ne yii ku amul diine te di góor boo ko gisee xam ne lii lu baax la tabaarkalla vraiment kon dama ragal ne su ma continuer émission bi nii Massamba day jógee fële ñëw confisquer micro yi ba pare ne ma bon émission bi jeex na loolu lay ragal moo tax kon fi mu nekk nii mais wax dëgg yàlla encore di leen remercier Malick Diop nga xam ni moo fi ñëwoon te nekk coordonnateur des acteurs non étatiques de l'État nekk itam un membre actif de Jàmmi Réew mi ak Imam Mokhtar Kébé li ñu fi waxtaan wax dëgg yàlla foog naa ni am na solo lool aussi bien ci loi bi mais au-delà de la loi même ci problème mu représentation nationale maanaam vraiment suñu député yi nu ñu war a doxalee ak nu ñu leen war a tànnee kon tabaarkalla lii moo doon kon seen càmbar ci diine loi qui protège ou loi liberticide ma leen di jox rendez-vous beneen càmbar ci diine bu ñëw incha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf waay jazaakallahu xayran. Càmbar ci diine sur ITV.